téléspectateurs yi suivre seen chaîne MMD Média salaamaaleykum tey nag dañuy ñëwaat ak ci seen émission Kaay Fik comme ni ñu koy defee week-end bi nag ànd ceeg le grand chroniqueur Mouhamed Mansour Diop Mouhamed Mansour ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Khalifa di nuyu ñi seetaan MMD Média. Mouhamed Mansour tey dañuy commencer émission Kaay Fik ak li nga xamante ni situation politique bi nga xam ne moo am fii ci Sénégal naka nga jàngatee situation politique bu tendue bi am fii Sénégal. ñi féete nguur yi bu ñu ma déggaloon dañuy bàyyi ñi féete opposition ñu def manifestation le 29 ñu encadrer manifestation bi utiliser moins de policiers moins de gendarmes moins ci wàllu ay moyens ak équipement moo gën a yomb bu amee débordement xam nañu fu ñuy jaar mën a intervenir mais doo taxaw ci loo xam ne de yoon daf ko jàppandal waajal ko nga ni kenn du ko fi defee ñi ni faaw ñu def ko parce que yoon nañu ko may nga ni déedéet waajal ay arsenal yoo xamante ni bii mel ni lu jëm ci guerre jaaduwul li xew fu mu xew faaw mu am manifestation dañu bëgg bokk ci ay élections def ay recours dem conseil constitutionnel ñu jël ay dogal yoo xam ne bépp parti politique bu mu mus a arrivé di nga def manifestation ñenn ñi dañuy def ay sorties médiatiques ñenn ñi def ay conférence de presse comme waa Gëm sa bopp ak waa ñoom Fadel Barro ak ñoom Serigne Mboup waaye Yewwi coalition boobu mag la boo xam ni li may faral di wax benn dynamique la bu ñu présenté Sénégal yi gëm ko boo leen bëggee xañ ñu bokk ci élection te ñu war a def ay manifestation pour dénoncer xañ gi nga leen ko xañ jox leen autorisation te encadré ko ñaar ñeenti yoon ñu egg ci élection wala ñu egg ci campagne beneen bi ci des li ñuy demander lu légitime la parce que benn liste nga xaaj ko ñaar kenn musta gis suppléant bu amul titulaire kenn musta gis titulaire bu amul suppléant ça veut dire que liste nationale Benno Bokk Yaakaar dafa invalide liste nationale bu Yewwi Askan Wi dafa invalide mais pourquoi pas boole ñaari liste yi mu invalide ñun xamuñu lan la conseil constitutionnel di jouer xamuñu ban loi lay jëfandikoo xamuñu ban constitution lay jëfandikoo en tout cas ñun duñu ay spécialistes ci wàllu yoon duñu ay juristes mais on a demandé ay spécialistes mais amul kenn koo xam ne mun na la duutal baaraam fenn ni dogalu conseil constitutionnel fii la ko teg. alors loolu nag bu arrivé ñu nekk ci opposition faaw ñu def ay manifestations mais li ñu waajal fi mu nekk nii ci ay arsenal ay arrestations. ay nit ñu wax ni dañuy yoroon ay xeetu bomb nangam ay précision yu leer ci yooyu lay arrestation ku am xel war ngaa tiit ci dëkk bi ñëpp a ngi jaaxle di poser ay questions avant le 29 mais après 29 obscurité totale la amatul benn xel bu dal actuellement ci Sénégal Khalifa. waaw ci loolu la ñuy des ba léegi demaat ci li nga xamante ni mooy arrestation yi amoon ci manifestation bu mujj bi ñi nga xam ne arrêté nañ ku ci mel ni Ahmed Aïdara Déthié Fall ak ki nga xam ni Mame Diarra Fam fi ñu leen arrêté nekkul fenn fu dul xam ne ci yoon lañ leen arrêté nekkul ci lieu bi nga xamante ni foofu lañ amaloon manifestation bi Mouhamed Mansour arrestation boobu noonu naka nga ko jàngatee. jaay doole arrestation jaay doole bi ñuy jàpp Déthié Fall mu ngi nekkoon ak Khalifa Sall mu ngi nekkoon ak Cheikh Tidiane Youm mu ngi nekkoon ak yeneen i kàngam yu bokk ci coalition Yewwi Askan Wi Déthié Fall jóge ci siège u partem pourquoi ñu ciblé ko arrêté ko d'accord mais dañu foogoon ni arrestation leader yooyu bu ngoonee ñu bàyyi leen ou le lendemain ñu bàyyi leen mais plus d'une semaine 10 jours ci ay leader coordinateur national wala mandataire national bu Yewwi Askan Wi loolu nit mën ko xalaat Mame Diarra Fam dafa bokk ci manifestation nattangoom bu mu bokkal benn alliance lañu quadriller këram ni ko doo génn kidnapping mu ñëw wane carte député police yi bàyyi ko mu avancé ba ci buntu kër bi di def ay pexe pour dugg ci kër Barthélémy Diaz ñu ne arrêté leen ko parce que gis nañu ko ci live Facebook yi ak yooyu loolu yoon la. Ahmed Aïdara dëkk Guédiawaye manifestation bi ñu koy defee Colobane manifestation bi heure bi nekk 15h Ahmed Aïdara génn këram Guédiawaye di dem maireem Guédiawaye ci suba gi ñu arrêté ko demul fi ñuy manifester génnul heure manifestation maire de la ville la mu jógee këram di dem fi muy liggéey ñu arrêté ko ak ñeneen ci ay jigéen ñaaleem ba noppi malmené ko brutalisé ko mais jaay doole googu dañ koy dénoncer loolu du yoon Ahmed Aïdara nañ ko bàyyi nañ ko génne
du ragal nag sama jumeau la sama doomu ndey la on a fait presque 15 ans ensemble di liggéeyandoo ci ay organes de presse yu bokkul bu ñu foogee ni lii moo koy traumatisé bu ñu foogee ni lii mooy tax mu yokkat bu ñu foogee ni lii mooy tax mu dellu gannaaw juum nañu xamuñu ko waajugul sax pour affronter ak li muy affronter parce que ku gëm ambition bi mu am ku gëm li nekk ci xelam la mu yéene ko pour def ko c'est-à-dire mënuñu ko ébranler mais du tey dañuy dénoncer lépp lu nekkul yoon arrestation Ahmed Aïdara du yoon parce que dañu aaye manifestation mais aayewu nit ku circuler dañu nekk ci couvre-feu maanaam couvre-feu du bëccëg nga nekk maire génn sa kër di dem sa hôtel de ville sa maire yi ñun la kiir ci yoon bi yàgg say jigéen ñaale brutaliser la Ahmed a le droit bu génnee prison mu porter plainte am na droit ñu topp ñi koy topp tey ci yoon mu topp leen ci yoon parce que bu ñu poser ay questions amul lenn lu ñu ko mën a tuumal ñett yi ñu ko tuumal yépp trouble à l'ordre public dañu gis Ahmed taxaw ci mbedd wala mu yëkkati ay loxo wala mu génn ci otoom wala mu rassembler ay mbooloo déedéet participer à une manifestation non autorisée ban manifestation la Ahmed participer wax naa la këram la génne di dem maire manifestation 15 heures obélisque Ahmed nekk Guédiawaye mais nu mu participer ci à une manifestation non autorisée appellation c'est-à-dire que bu ñu jógee dañuy seet seeni ay mots yu ñuy taxale ko transformer ko benn délit bu ñu teg ci kaw nit pour damm ay laafam pour néewal ko doole nañu génne Ahmed Aïdara ci kaso yi mu liggéey Tabaski gaa ngi jigi si dafa war a am ñu muy taxaw ci waa maireem dafay am ñu fay liggéey di fayeeku dafay am ay aide sociale yu muy joxe comme ni ñu ko xamee chaque année ci maire yi mais ñu privé waa Guédiawaye opportunité yooyu yëpp potentialité yooyu yëpp téye seen maire ci loo xamante ni bi mënu ko expliquer kenn xamul lan lay niiw dañu koy dénoncer nañu génne nit ki ci kaso bi teg loxo bi du dëgg du yoon te nit ñi duñ ko seetaan te daañu continuer di ko dénoncer boolu ci jël suñu ay responsabilité bu ñuy teg nit ñi loxo ñu teg leen loxo ci yoon mais pas jaay doole pas façon bi ñu def Ahmed Aïdara nañ ko génn ci kaso parce que jaaduwul teg loxo gi jaaduwul moi je pense dañu mën a gul wanaasu xëy na victoire bi mu am ci seen kaw foofee ci diwaanu Guédiawaye na mu teefu yàlla la benn na mu teefu yàlla et puis il a travaillé man mi doon liggéey ak moom depuis 2016 ba léegi mu ngi liggéey 2016 ba 2022 6 ans yoo xam ne amee taxawal benn mouvement di dajale ay jigéen di wuti ay financement Ahmed may nañu ko xaalis sax mu financé ko ay jigéen wuti ay financement dem ci ay jàng dem ci ay conférence dem ci ay ngénte dem ci ay dëj fu mu dem loxoom dem fa te boobu amu ko mënu ko simple salarié la fu mu dem loxoom dem fa ci ay jàng nga xew la jàng mu jënd nag nga xew la conférence mu jënd nag parce que dafa tàmmal waa Guédiawaye social loolu nag mu koy def ndànk-ndànk muy law di law bu foo dugg gis fa loxo Ahmed Aïdara mu coïncider ak ñu sos coalition Yewwi Askan Wi kenn gën koo jekk ci wala gën ko am profil pour nekk tête de liste et il a gagné loolu wërsëgam la bu leen mettee yàlla moo ko dogal mais daf ko liggéey nañu génne nit ki ci kaso bi c'est un père de famille liggéeykat la ku gëm li muy def la ku gëm boppam la ku am jom la ku jàmbaar la bu ñu ko intimider parce que loolu taxul mu yokkat ñu génne kaso bi nañ ko génne ci kaso bi. ginnaaw arrestation tamit Ahmed Aïdara dañu arrêté ñi nga xamante ne ay député leen te dindiwuñ li nga xamante ne mooy seen malaanum kiiraay muy Déthié Fall ak Mame Diarra Fam. moo jaaxal ñëpp ndax loolu mos na am ci histoire du Sénégal. déedéet moo jaaxal ñëpp yow koo xam jàppe wuñ la ci crime yow kenn gisul loo def lu may nii dañu la tuumaal trouble à l'ordre public boo xam ni heure manifestation ba jotul xeexoo ak police defoo rassemblement lan mooy trouble à l'ordre public. Mame Diarra Fam dafa wane kartam ñu bàyyi ko pour mu dugg kër Barthélémy Diaz mooy trouble à l'ordre public te ñu nekk ay député yu jël leen noonu dugal ci biir kaso bi ak seen immunité parlementaire mais loolu dafa doy waar loolu musta am ci histoire Sénégal jaay doole gi ak lompoñal gi ñu lompoñal démocratie ci Sénégal mu ngi soog a am mais yi nag day yee laneen tey suñu nguur gi dañu soxla ay conseil nag ak collaborateur duñu benn conseil ak militant duñu benn conseil mooy ku bëggul ci li nga yor dara
te intérêt dëkk ba mu nekk gënal ko sa intérêt yow kooku la waa nguur gi war a am fi mu nekk di pour xelal leen conseiller leen pour ni ñu war a dundalaate démocratie ni ñu war a dundalaate liberté parce que ci loolu lañ leen fale mais li am nii jàpp ay député dugal ci kaso bi jàpp ay député xañ leen bi déewu bëccëg jàpp ay député di leen intimider mais Mame Diarra Fam député bu modèle la jàmbaar la jigéen la ju jàmbaar c'est-à-dire jigéen la ju mën góor Mame Diarra Fam ci wàllu politique jigéen la ju mën góor ci wàllu social jigéen la ju mën góor ci wàllu activité jigéen ju mën góor ci wàllu ouverture ak connaissance du n'importe qui ci Sénégal vu fi mu jaar ci wàllu immigration ba nekk député diaspora vu fi mu jaar ci ay relation am bi mu ñibbisee Sénégal li mu teg lépp ba nekk candidat ci élection locale yi ñu weesu mu nekk jàmbaar ju kenn amul benn sikki sàkka ba noppi am ak ñëpp jàmm am ouverture bu ma sëkk boo xam ne da nga xam ne kii c'est en tête la parce que dafa construire benn intégration bu rapide ci digganteem ak sénégalais kooku nga bëgg ko intimider te muy borom njaboot c'est une mère de famille boo xam ne deful lu bon waxul lu bon duggul fu bon nga koy humilier comme ça ci état de droit ci wàllu démocratie loolu nan la tudd Déthié Fall député la ñu fal ko de façon très légale nañu génne film bu ba Déthié Fall bokk ci manifestation nañu génne image bu Déthié Fall bokk ci luy indi trouble à l'ordre public. siège am lañ ko jàppee. nañu bàyyi député yi ñu nekk ci jàmm ak salaam te ñu respecter démocratie ak liberté moo gën. waaw mais dañuy dem ci li nga xam ne mooy manifestation le 29 bi ndax ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias nekkuñu en danger puisque nii jàpp nañ seen yi nga xamante ne ñoom lañ doon àndal. ku ragal doo am dara ki mat a ragal ki nga xam ragal moo jaadu ci moom mooy ki nekkul ci dëgg Ousmane Sonko dafa demander pour def manifestation Barthélémy Dias dafa demander pour def manifestation au nom d'une coalition boo xam ne dafa am lu leen dal ñu demander autorisation ñu may leen ñu manifester coow jibul ñu demander waat ñu xañ leen ko ñu def manifestation ñetti dee pourquoi pas ñu jox leen autorisation ñu manifester alors du ñu naa la ko sànq nee naa la avant le 29 benn xel dalatul mais lan mooy xew après le 29 tu penses que ni ñu defoon Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias daañu ko nanguwaat ci benn manifestation fanaan sa kër ñu ñëw cadrer sa kër doo julli ji doo génn doo dem nga nekk otage loolu mënul continuer nañu leen bàyyi bu ñu fekkee dañ leen aaye manifestation bi bu ñu génnee dem fi ñuy manifester ñu fekk leen fa arrêté leen ñoom yoon mayu leen ñuy cadrer kër nit defuñu musiba defuñu njombe déclaré wuñu guerre indi wuñu déstabilisation ci réew mi ay candidats lañu yi réclamer ñu jox leen seeni ay droits yu ñu jàpp ni joxuñu leen ko ci seen participation wala sañ-sañu participation ci ay élections législatives pourquoi ñuy cadrer seen kër di leen tëj le 29 muy man muy yow muy ñu ñuy seetaan ñëpp ci am part de responsabilité surtout kilifa yi diine yi am nañ ci part de responsabilité yàgg nañoo wax nag souvent ma dégg ñu ni kilifa yi diine yi nañu wax mosuñoo noppi ñu ngi wax ci kaw ñu ngi wax ci suuf ñu ngi ñaan ci wàllu nit ak nit ñu ngi ñaan itam yàlla pour dëkk bi am jàmm mosuñoo noppi mais encore une fois ñu fàttaliwaat leen ak ñaanaat leen yëf yi dafa la situation est tendue fi mu nekk nii nañu woo kilifa yi benn par benn ñu bàyyi ñu bëgg a def manifestation légalement ñu dem def ko kenn bañ a génn illégalité mais nangu lu bañ lu jaadu ak nangu lu jaaduwul mooy illégalité lu jaaduwul mooy cadrer ay nit ci kër ay nit ba mënuñoo génn nga jàpp leen otage mais loolu jaaduwul noo koy nangoo li jaadu mooy bàyyi nit ñi def autorisation ñu dem manifestation ngir métit li nekk ci ñoom loolu moo jaadu noo koy bañee tax nag ñu ngi am yaakaar kilifa diine yi fàttali ñuy jiite fàttali leen li nekk seen wareef fàttali leen seen ay responsabilité tey ñu nekk ci nguur gi ñu naan ñooy joxe autorisation ak joxe wuñu ko ñoom la ñuy laaj ay compte ñoom la ñuy laaj suñu wàllu sécurité suñu wàllu jàmm suñu wàllu économie suñu wàllu lépp bien-être lépp ñoom lañ koy laaj kon dafa jaadu ñu veiller ci loolu wulif ñu transformer seen dundin def ko tiraillement bras de fer ak xeex
deretu bopp dama koy faral di baamtuwaat du mooy mbaggu borom. dañuy dem ci li nga xamante ni di des ci li nga xam ne mooy politique ba léegi ci élection législative yi nga xamante ni moo war a am 31 juillet 2022 bi Mouhamed Mansour élection yooyu noonu tenir ko ndax dina nekk jàmm Sénégal. est-ce que dina am je répète ma question damay exiger pour mu am toujours mais damay am sañ-sañu itam poser ay questions ndax dina am parce que situation bi favorable déjà am na ci société civile ñu demandé ñu dàq élection yi am na ñu wax ni waa Union européenne demandé nañu gouvernement bu Sénégal mu dàq élection yi waa communication palais de la République weddi nañu xibaar bi Abdourahmane Diouf bokk ci Aar Sénégal coalition boobu maintenir seen ay propos ni effectivement lu am la Union européenne demandé nañu ñu dàq élection yi am na wala amul coow la mais tey ñu bëree bëri ñu nga xam ne féetewuñu fenn ci wàllu politique di arbitrer waa société civile ñu ngi demandé ñu dàq élection yi wala ñu jëlaat 15 yi nga xam ne yëpp mooy segg gu mujj gi ñi génne woon ci liste yi ñu dugalaat leen ñëpp bokk ci élection yi bu loolu mënta am fitna ji di ñuy boyal nii noppeegul pour fay donc élection yi est-ce que dina am man toujours je me pose la question damay wax naan nag faaw ñu def élection yi ku noppi nga dem ku noppiwul nga toog parce que xaalis bu bëri lañ ci def loolu conviction la loolu mooy li war a am loolu mooy suñu yaakaar mais man élection bu amul du ma bett ci fi situation réew mi tollu tey Khalifa. Mouhamed Mansour dañuy jeexal li nga xam ne mooy politique dem ci situation dund bi nga xamante ne moo ngi Sénégal boo xoolee li nga xam ne mooy dund bi lépp cher Mouhamed Mansour dund bi mu ngi cher fii ci Sénégal naka nga jàngatee loolu lay cher ay. marché bi daa tër ñu contrôler réew mi te dañ ci am part de responsabilité bu mag adduna bi yëpp moo cher ba mel ni xaalis amatul doole adduna bi yëpp moo metti mais Sénégal daf ci raw te ñoom xam nañu li ko sabab li tegu ci li ñuy importer ci ay taxes ay impôts ay douane ak yu mel noonu xam nañu ni faw mu répercuté wu ci kiy jënd xam nañu ni itam train de vie de l'État li muy laaj alal dafa cher xam nañu itam concurrence déloyale bi étranger yi di concurrencer yi dëkk Sénégal fii ci biir dëkk bi jaaduwul yooyu yëpp dafay répercuté wu ci cherté dund gi tey yow consommateur bi ki nga amal contact direct du sénégalais tubaab bi ñu accaparé marché bi français indien guinéen mauritanien ñooñu ñoo yor tout ce qui est commerce nga xam ne lépp loo soxla da ngay dugg dem jënd ko contact direct bi ngay am ñoom nga koy amal beneen bi ci gën a graaw demal tey Sandaga ay place yu bëri yu ay sénégalais nekkoon tey ay chinois ki indien ñoo fa nekk non seulement dañ ko loué comme sénégalais bi mais dañuy ñëw sax jënd ko pour nga dagg loolu ci sa terrain jaay leen ko mu nekk seen moomeel ñu jéem ko def titre foncier li may wax ni dafa grave nga nekk importateur importé ñëw indi li ñu lay teg ci ay sas ci diggante wàcce ci diggante déplacé ci diggante nangam soo ko fay douane loolu mënta tegu ci benn commerce te loolu dafa cher ñoom nguur gi xam nañu dund gu cher gi fan la jóge parce que ñoom ñooy saxal dogal yi tax dund gu cher mais dafa jaadu ñu am luñ ci wàññul askan wi pour wàññi ñoom seen train de vie de l'État bi nga xam moom la ñuy dundee pour mu mën a woyof tuuti ci askan wi maanaam ñu doxal yërmande parce que tey Sénégalais yëpp a xoox Sénégalais yëpp a sonn Tabaski gaa ngi ni ñëpp a jaaxle xamuñu fu ñu jëm ba lan la ñu indi comme solution fan yii passé maa ngi gis ministre bi jox lu jëm ci wàllu élevage de benn point de presse di joxe explication ci ay xar Mauritanie c'est une honte Sénégal yi mu am ci espace am ko ci àll am ko ci ndox am ko ci suuf bu ñu demee ba chaque Tabaski dañuy nekk ay prisonniers yu réew yi taxaloo ak ñun mais musiba la combien de fois la am ay Sénégal yi def ay propositions demander espace pour développer agriculture élevage bi amul benn contrôle Khalifa da nga gis xar bu ëmb ba am 5 mois nga xam benn weer moo ko dese mu am doom ñu rendi ko ci dibiteri yi génn doom ji teg ko nii ñu jël xar rendi ko génn doom ji muy dund ñu couver ko pour benn moment doom ji xaw a dëgër yàgg dafay dee xeetu ñàkk fayda yooyu ci wàllu élevage ñu koy fowe ngir manque de contrôle gaaf la ci Sénégal ak yeneen daanaka foo laal
da nga fay gis góom bi nga xam ni mooy li tax côté boobu cher mooy li ma wax ci muy commencé marché bi dafa génn contrôle état bi malheureusement. mais loolu est-ce que jotul tamit état bi def ci liggéeyam ngir wóolu ñi nga xam ne ñooy seen doomi dëkk daal. xam nga looy jéem ngay man looy jéemul doo ko mën état loolu aajowul woon jéem dogal bu muy jël la loolu du sax liggéeyu état lu ma 12 heures 14 heures vite fait la pour mu contrôler waat marché bi tey Sénégal bu amoon changement tey yoo xam ni gëmuñu système bi fi nekk nga xam ni lépp dëgg la il y a des Sénégalais yuy def ay investissement yu mel ni Auchan yu mel ni Exclusive yu mel ni yeneen étrangers yu fi nekk malheureusement ñun Sénégalais bi ñoo mel ni ku complexe ñun Sénégalais bi ñoo mel ni ku gëmul suñu bopp da ngay doom ñaari station essence yu jàkkaarloo benn bi nekk marque étranger benn bi nekk marque nationale tali xajat la leen mais dafay mel ni oto bu jógee côté bii di romb bu étranger bi day mel ni dañ koy forcer pour mu jàdd jënd boo gisee ci Sénégalais bi 10 personnes di nga gis ci étranger bi 40 personnes ñu mel ni dañu contaminé benn complexe boo xam ne ñun li ñu bëgg mooy enrichir ay étranger ñun li ñu am ci ouverture doy na li ñu am ci teraanga doy na mais teraanga kay bu eggee ci toroxal sa bopp dootul teraanga musiba la balaa la loolu moo dal Sénégal tey mënatuñu contrôler dara ci wàllu koom-koom parce que on a tout perdu alors état bi mën na ko lijjanti mais est-ce que bëgg na ko lijjanti foofu la question bi nekk Khalifa Sénégal c'est un seul pays boo xam ne ndox moo gën a cher courant depuis ndox mi duggee ci loxo yi waa Sen'Eau ba léegi ndox moo gën a cher courant Khalifa man sama consommation kër bu ma ko évaluer mois bi yépp ci courant du egg 50 000 sama consommation ndox ça tourne autour de 90 000 démb ñu ngi ma jox benn facture boo xam ne 198 000 et quelque te man ni ma dalee la dalee yeneen Sénégal Sénégalais yi xëy na am na ñoo xam ne amuñu possibilité bi ma am pour génn dénoncer ko pour génn xeex ko pour génn bañ ci ànd fan la ndox mën a gën a cher courant tey ci dëkk ville yi nga xamante ni bii dañoo am ndox ak gogo koo dem borom kër boo dem mu ngi xalaat a gas benn forage bu ndaw këram doxal ko ak pompe solaire këram bañ a ñàkk ndox mu ko gënal mbugal gi ko waa Sen'Eau di mbugal qu'est-ce qui se passe lu ne ci ginnaaw lan moo tax état bi seetaan ñu ak waa Sen'Eau mu ñuy doggale malheureusement Khalifa. amis internautes MMD Média tey lii lañ leen indiloon ci seen émission Cas Afrique bi nga xam ni nag dañ ciy waxtaanee actualité de la semaine ànd ci ak ki nga xam ni mooy le député du peuple Mouhamed Mansour Diop di leen jox dox daje beneen week-end incha allah d'ici là portez-vous bien jaa ngeen jëf.